Rio Plus Actu, votre toute nouvelle émission sur Rio Plus, votre toute nouvelle chaîne digitale aussi dans Rufisque ak li ko wër Rio Plus la ñu wax saa su ne duma tay di ko wax bu ñëw Rio Plus on tend vers à l'international, on tend vers au niveau national fépp ci Sénégal nga ñuy seetaan tey jii nag seen émission bi di Rio Plus Actu actualité bi si biir Tëngéej lañ koy tënk ak lu ko wër duma tay di ko wax saa su ne nee naa leen Rio Plus Actu leen yéen a ko tax a jóg ak lépp loo xam ni xibaar la biir Sénégal. xibaar la biir Tëngéej ba tax na tey jii ñu daal di addu ni ñu ko defoon suñu numéro bu njëkk bi waxtaan si li nga xam ni muy actualité phare bi nga xam ni moo nekk si département bi muy occupation anarchique bi nga xam ne meeku nañ ko ci ville bi ba tax na municipalité bu bees bi yël si ay jéego yu mat sëkk gis ngeen suñu ay reportage yu weesu gis-gis yi nga xam ni ñi nga xam ne ñoo nekk si biir marché bi di jaay daal dañu koy am bu ñeneen ñi d'accord dañuy ñeneen ñi nee nañu déet dafa teel waaye tamit bu numéro tey bi continuité la ñuy wax ak li nga xam ne mooy équilibré information bi ba tax na dinañ leen indil si bileeb jotaay ki nga xam ne moo yor kaddu bu maire bu ville bu Rufisque di Mouhamed Salim Gassama dina si indi ay leeral waaye tamit dem nañu wàcc sur le terrain ànd ci Khalifa ak ki nga xam tamit mooy Pape Zo ñu demaat sur le terrain daal di laaj ñi nga xam ne askan wi ñoom nag la ñu gisee liggéey bi nga xam ne maire mi ngi koy def suñu première partie bi dama lañ koy consacré ñu bàyyi leen ngeen teewlu ki nga xam ne mooy Pape Zo ak li nga xam ne mu yenn si ay élèves tamit ndax bu ñu nee élèves tamit ëllëg bokk na si ñaar yori ji réew mi joxe nañu seen xalaat si li nga xam ne mooy occupation anarchique bi ñu nemmeeku si Tëngéej ak li ko wër ñu teewlu reportage bi. Ok Mortal comme on l'a fait hier maanaam tey démb demoon nañ si marché bi laaj maanaam ñii di marchand ambulant yi ak ñii di maanaam les vendeuses et les vendeurs du marché nan lañu gisee maanaam déguerpissement bi la xam ne maire bi daf ko def pour yaatal yoon bi ak accessibilité bi léegi nag tey rek dañuy dem maanaam si population bi laaj leen waaw léegi xam naa dañuy def suñu complicité ànd ak régie ñu wan leen image yi. mooy tur naka la. Moussa laa tudd Moussa. Moussa noo gisee déguerpissement marchand ambulant yi. maanaam sànq maa ngi toog fii xam nga maa ngi dégg gars yi di wax daal mais il paraît que gars yi apprécié nañ ko mais très sincèrement man moom ba ni may waxee ak yow nii xaw ma si j'en connais pas mal de choses quoi man wax dëgg yàlla xaw ma si lu bëri. et j'aimerais bel et bien que ngeen xamal ma aussi tamit ndax man maa ngi nii dama jàngi woon wàcc rek. mais maanaam mairie bi dafa jël marchand ambulant yi teggi leen si yoon bi léegi yoon bi dafa gën a libre maanaam da ngay gën a mun a am accès si marché bi ak table marché bi ak cantine yi. si je comprends bien kon donc suñu profil bi sànq loolu lañ doon wax mais bàyyiwuma ci woon xel quoi ah bu fekkee aussi tamit def na ko def na lu am njëriñ ndax aussi tamit fii gis nañ ne auparavant nu mu meloon xam nga ak fii nu mu encombré woon affaire yooyu noonu yooyu te am na ay conséquences yu néfastes aussi yu si am je vois bel et bien que ne bu fekkee maire bi aussi loolu la def waaw je l'apprécie bien voilà j'apprécie cet acte moom vraiment. nu ma ko gisee daal changement am na trop quoi gis naa ci changement boo xam ne benn ça évolue quoi de nos côtés nous ak d'autre part quoi parce que gis naa déguerpissement bi dafa doon benn genre handicap quoi benn atout boo xam ne c'est pas un arrangement pour la population quoi ok. yow nag noo gisee déguerpissement bi. déguerpissement bi de doon na benn arrangement suñu élèves yi quoi parce que dañ doon génn bu ñëwee fii nii après marchand ambulant yi. duñ mën a circuler correctement quoi pour dem école dinañ perdre fii ay minutes yooyu loo xam ne buñ demee fee peut-être mën nañ nekk en retard quoi te instant yi dañuy ñëw rek dox nank après dem école nicement sans benn problème. yow tamit tey dans leur avis. bon pour man gis naa si côté bu positif gis naa si aussi côté bu négatif parce que bu ñu xoolee côté bu positif bi mooy réew lépp dafa war a am organisation quoi. bu ñu xoolee fii suñ ville bi marché bi dafa amoon désordre total fépp ba si route nationale yi ñëw ba si kaw route nationale bi da ngay jéggi sax si jaay gars yi te loolu rafetul quoi bon côté négatif bi nag mooy économiquement laay wax quoi parce que aussi mënuñu aussi xëy rek jël marchand ambulant yi ñu génnee leen fi te utuñu leen solution chaque jour li may reproché état Sénégal ak lépp dirigeant au Sénégal bu ñu demee ba ne dañ leen dañ fi jëlee marchand ambulant yi war nañ leen wutal tey jii nii foo xam ne si foofu la ñuy installé wu ba nga xam ni ñëpp fa lañ leen fekk mu defar ko mu nice mu rafet ba mu kii nii mais aussi benn bi comme ni ma ko waxee rek am na côté positif quoi tout doit être organisé waaw ñu defar ko mu nice parce que boo xoolee gars yi naan jaar si marché yi di tardé et tout yow da ngay dem sax parfois maire yi di xuloo yow fii ñuy kii
lu baax la daal am na côté positif am na côté mi ngi ko kàddu yooyu bàyyeekoo si ay élèves yu nekk si Tëngéej ci dégg ngeen li ñu wax li ñu xam ne solo lool naam ñoom buñ daan jàngi li nga xam ne tamit mooy occupation boobu daan na tax embouteillage day bëri si dëkk bi anarchie bi jaxasoo ba dinañu tardé wala sax ñi nga xam ni tamit ñu dëkkee ci boobule si côté marché bi ñoom daan na ko pollution sonore bi daan na leen sonal lu bëri ba tax na tamit loolu li ñu si mën a jàngatam bëri na parce que boo xoolee ñi nga xam ne yenn commerçant yi nga xam ne ñoom ñooy nekk si biir daan na ko ñu si bëri daat ñu gisati client ndax ñi nga xam ne ñoo nekk si porte bi foofu la ñuy yem donc li nga xam ne tamit mooy yëkkati bi ñu yëkkati ñeneen ñi arrangé na si majorité population bi laay wax parce que bu ñu demee ba tekka fi bokk na ci programme am ñu delluwaat sur le terrain ak suñu ay reporter daal di teewluwaat ñeneen ñi nga xam ne mooy chauffeur taxi yi ak yenn si askan wi tamit joxe seen xalaat si li nga xam tamit mooy occupation bi ñu teewlu ko. asalaamaaleykum bon côté boobu li ma si mën a wax mooy que sincèrement lu baax la quoi parce que xalal yoon bi ba nga xam ne que ne sa waay kenn ku nekk di nga mën a dem sans aucun problème def naa loolu moom lu baax la quoi sauf que rek leen laa si jooytu man mooy que ne bu nekk jëlee nañ ñi nga xam ne que ne ñoom lañ fa teg ñi nga xam ñu nekkoon si mbedd mi foofu di jaay ba bloqué yoon bi damay gis ne su nekkee dem nañ ba jëlee leen foofu tamit nañu seet feneen fuñ leen mën a caser ñu mën a toog mën a liggéey normal quoi mais suñ leen génnee foofu ba pare sawaay bàyyi leen ñuy taxawàllu rek day metti quoi kon boog man côté boobu daal laay kii quoi mais pour yoon bi du mu leeree nii moom macha allah quoi parce que Tëngéej moom ku fa jublu sax da nga daan tiit quoi naan Tëngéej moom sawaay fa lay tardé ne donc li mu def noonu rafet na mais na si boole leen tamit mu gën a rafet am na mais gën a rafet day am quoi voilà. ba léegi ñoo ngi nii si maanaam di doxantu di laaj population bi nan la ñu gisee maanaam déguerpissement maire bi ñu tasante suñu benn grand baax grand tour bi naka la. man maa tudd Tamsir. grand Tamsir noo gisee maanaam maire bi nu mu déguerpir marchand ambulant ak yoon bi nu mu libre. baax xam nga lu tax mën a baax parce que booy xool si nouveau garage su bari marché bi ñi fa waa Caaro yee xam ma Kër Massar yi nekke woon loolu rafetul si image u Tëngéej te buñ sañoon dañuy def loo xam ne waa Tëngéej ñëpp ñoo si jariñ le maire la man dama koy gërëm de li mu def nii c'est bien beau mais na jël nit ñi nag mu casé leen teg leen si ay place yu normal kaaw garage su bari moom laay njëkk commencé na leen jël mu ut fu mu leen casé bu baax parce que ay jeunes lañ yoo xam ne dañu yor jënd ay oto di liggéey quoi sàcciw ñu feñu ñu daan ñu doole xam nga dañuy liggéey pour ay biens yu ñu yóbbu seen i kër kon nañ leen jéem a ut fu baax pour leen di casé li muy def moom vraiment man je suis content quoi affaire bu nice la def lu rafet la def mais nag casé ñi si ay place parce que nouveau marché ñii fa ne di liggéey mais ay borom kër lañ ay mère de famille ak ay père de famille na leen casé mu da leen mais du jël ñëpp dégagé mu génn si biti c'est pas comme ça na toog ak population bi waxtaan ak ñoom mu ngi door a ñëw na toog ak population bi mu waxtaan ak population bi ñu ñëpp ñu jaruñu si solution lu gën a rafet rek ñu defe ko noonu wasalaam. gis nga Mortala lii lañ la indiloon tey maanaam si population bi dem nañ ñëpp ku nekk nag joxe na sa avis ñi joxe nañ maanaam côté positif et côté négatif côté positif maanaam rafetlu nañ ko parce que léegi maanaam yaa de la liberté léegi nit yi mën nañ def maanaam seen i achat normalement sans maanaam benn problème am na tamit côté négatif yi mooy maanaam comme sénégalais rek ñun xam nañ suñu jikko ku nekk day yërëm moroom sénégalais maanaam ñi ñu fa jëlee ñu wutal leen fu ñu nekk parce que ay soutien de famille lañu te maanaam beaucoup de chômeurs maanaam par exemple day indi yeneen yoo xam ne yeneen cas yoo xam ne mooy loolu nag lii nag lañ leen indi woon je vous rends l'antenne. mu ngoo ko ba tey seen émission Rio Plus Actu nee naa leen actualité bi lañ leen ñuy tënkal actualité bi nga xam ne tey jii daanaka moo xew biir département Tëngéej lañ leen ñuy tënkal si lu ndaw daal leen koy jagleel donc ñoo ko déggandoo ñenn si chauffeur taxi yi ak mécaniciens yi ñoom ñi nga xam ne tey jii am nañu place bi nga xam ne tey jii occupé nañ ko si ville bi te xam nañu ñoom seen place daanaka nekkul foofu sax waaye tamit gis ngeen analyse bi nga xam ne am nañ ko mën nañ ne analyse boo xam ni mën nañ ko nangu c'est mitigé parce que tamit képp koo xam ni bokkul su defal nañ la sommation pour jéem la yëkkati fi nga toog daanaka ngir bëgg embellir dëkk bi bëgg changer xar kanamu Tëngéej ndax ku yàgg a wax Tëngéej bu ñëwee la vieille ville une ville de culture une ville riche d'histoire donc ville boobu tey jii war na ku koy xool war nga ko xoolee ak sak war nga ko xoolee ak bëgg war nga ko xoolee ak taar boo xam ne day jéggi dayoo ba képp koo xam ni rombati na Tëngéej danaan Tëngéej bi ba gisoon ak Tëngéej bu tey bi changé na donc loolu rek lañ si jublu loolu rek la si municipal bi jublu te askan bi tam
loolu ñu bëgg kaddu yi nga xam ni dégg nañ ko. donc fi ñuy tëjee rek pour tamit si partie boobu noonu ngir gën a équilibrer information bi mooy jubali si municipalité bi ki nga xam ne mooy yor kaddu maire di Mouhamed Salim Gassama yor nekk porte-parole bu maire docteur Oumar Cissé di maire de la ville de Rufisque moom yëkkati na ay kaddu daal di wax si li nga xam ni mooy occupation anarchique bi nga xam ne am na si Tëngéej mooy li nga xam ne tamit mooy liggéey bi nga xam ne municipalité bi yëkkati na ko ngir mën a changer xar kanam Tëngéej ak kaddu yi nga xam ni dégg na ko ci ñeneen ñi nga xam ni ànd nañ ci ñi ànduñu si explication ak Khalifa lañ si àndal ñu teewlu ko. waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo saa su nekk di seetaan seen chaîne leader Rio Plus te nañu nekk Rio Plus Actu émission bi nga xamante ne nii mën naa ne lépp lu soxal askan bi loolu la ñuy wax te ñu ñëwoon fii ci mairie bi si li nga xamante ne nii moo waral déguerpissement bi nga xamante ne moo am fii si Tëngéej ñi nga xamante ne ñooy jaaykat yi nag am na ñoo xamante ne d'accord nañ ci am na ñoo xamante ne d'accord ñu ci ñu bëggoon nag tey jii nag seetse ki nga xamante ne mooy Mouhamed Salim Gassama mi nga xamante ne mooy porte-parole du maire ñu bëggoon ko laaj xalaatam ci loolu noonu sëñ bi ñu ngi lay siyaar nakay tey. Khalifa ñun bi ñuy ñëw ci mairie bi dafa am loo xam ni moom lañ daan campagne loo xam ni demande sociale la woon mooy que ni waa Tëngéej dañu bëggoon ñu joxaat leen seeni trottoir waaye itam joxaat leen seeni tali fexe ba ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw ci marché bi di jënd ci ak ñiy romb di jàngi bañ a bokk tali bi ak oto yi loolu nag dafa fekk ni dafa am ñoo xam ni dañ laloon doon daan seen doole dëgg la waaye ci anam yoo xam ni yoon nanguwu ko parce que certes nit ku nekk am na droit jaay waaye itam citoyen bu nekk am na droit vaquer à ses préoccupations tout en étant en sécurité te jafe-jafe yi ñu fi doon gis ku ko gis xam ni loolu du sécurité pour benn citoyen loolu moo tax bi ñu yegsee ñu def ko suñu urgence moo nekkoon ñu fexe ba tali yi ak trottoir yi kenn bañ ci lal waaye itam bagage bañ ci tegu ba nga xamante ni képp ko am ay yitte yu muy dox ci biir dëkk bi bañ a tardé yemuñu rek sax ci jaaykat yi parce que borom oto yi grossistes yi ñi nga xamante ni ñi ngi gaare ci rue Ousmane Socé beeg Adama Lo beeg boulevard beeg tali bi jëm stade ak ñoom ñëpp dañ bokk ci mbir mi parce que ñoom ñëpp désormais waratuñ fa stationner di wàcce ay marchandises parce que li ñu soxal mooy Tëngéej am xar kanam bu rafet waaye itam ñi nga xamante ni ñi ngi dox seeni soxla ñii di jàngi ji élèves yi bañ a am ay embouteillage yu leen di sonal mais aussi yoon yi ñu war a jaar ba nekk en sécurité ñu bañ leen ko xañ maintenant bu fekkente ni si jafe-jafe yi ñu jànkonteel man mën naa ne on n'a pas été brusque mën naa ne def nañ lu bëri loo xamante ni mënoon nañu si bañ a fekk parce que boo seetloo bi ñu yegsee ba léegi ñu ngi waxtaan amal nañ ay waxtaan yu bëri ak comité de gestion du marché ak garagistes yi ak grossistes yi garagistes yi xamal nañ leen ni dëkk bu toll ni Tëngéej nga am si 34 garages clandestins loolu du yoon te il fallait que ñu lijjanti que ñoom ñi ngi am ay solutions yoo xamante ni c'est des solutions prometteuses vraiment bu dee grossistes yi ñu xamal leen ni bagages yi ñuy teg seen buntu boutique yi dañ ko war a teggi waaye itam camions yi taxaw à longueur de journée ne dañ leen di livrer ñooñu aussi du loo xam ni dinañ ko mën a nangooti bu dee comité de gestion bi neewoon nañ leen ñii nga xamante ni nekkuñu ci yoon occuper trottoir yi ak tali yi benn dinañ leen fa jëlee waaye itam dinañ am ay ndàmpaay yu ñu leen jox ci kaw loolu maire bi dafa joxe woon ba ñeenti solution mu ne woon dina am espace bu mu leen luweel ci biir marché bi 625 mètres carrés boo xamante ni da leen ko doon luweel ba tabaski bi passé bu weesoo loolu mu ne woon ci biir weeru koor lañ nekk da leen doon defal ay accompagnement ngir koor gi bañ a diis ci ñoom ñetteel bi mooy da doon xool ay poche yoo xamante ni def nañ ko ay lieu de stockage ci biir marché bi yoo xam ne ñi ko def amuñu ci autorisation ñu dindi stockage yooyu pour teg leen fa ñeent bi mooy maire dafa am objectif bu tabax 8000 mètres carrés ci biir marché bi muy voirie bi ak marché légumes fi mu nekk nga xamante ni maire bi moo ko moom loolu itam dañ ne woon étude bi ñi ngi koy lancé ci bu yàggul dara waaye itam bés bu paree ñi nga xamante ni ñoom lañ jëlee ci tali yi ak trottoir yi ñoom ñooy doon prioritaire pour ñu dugal leen fa alors ñeenti proposition yëpp bi mu jibee teewul ñoom ñu ne dañuy toog fii moo leen gënal
alors si la maire àndandoo ak commissaire ak préfet ak division pour la surveillance de l'occupation de l'espace public di DESOP nga xamante ne ay agent maire bi la ñu tàggat ngir loolu ñu dem ci marché bi ngir mën fa jëlee ñi nga xamante ni ñoom ñoo teguwul ci yoon di wax ni aussi dugguñu ci biir marché bi mais ville dafa am devoiru préserver les trottoirs et la chaussée kon ci logique boobu lañ nekk mais nekkuñu ci logique gu xeex ak kenn dañu nekk rek ci logique gu demande sociale bi nga xamante ni waa Tëngéej yëpp sonn nañ lottu nañ ci ñu leen naan seen dëkk bi salte na sonn nañ ci ñu leen naan seen dëkk bi désorganisé na sonn nañ ci ñu leen naan seen dëkk bi amul autorité waa Tëngéej li taxoon ñu fal ñu mooy ñu indi ordre ci dëkk bi ba nga xamante ni kuy dox ci ville bi di nga bëgg ci dëkk Tëngéej pollution du la sonal ay oto yu gaar yu dul jeex du la sonal doo bokk ak tali bi oto yi dëkk bi leer moo tax dañu lancé benn programme bu tudd ONER mooy suñu objectif ci 6 mois yi nii ñu fiy toog mooy occupation de l'espace public nettoiement électrification réorganisation des services 6 mois yi nii yëpp ci loolu kese la ñuy dox donc 6 mois yi nii yëpp dinañ fexe ba lu nekk tegu fi mu war a tegu bu boobaa nag ñu mën a soog a jàkkaarloog dëkk bi mën a xalaat leneen. ba tax na ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy population ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaar ci marché bi ñoom dañoo xamal ne yéen da ngeen leen fi jëlee sans autant que ngeen may leen délai ndax feeti Korité mu ngi ñëw ñoom jëlee nañ leen fi ba tax na ñoom amuñu fu ñu lal pour mën a jaay seeni bagage ñoom est-ce que ñoom waxtaan ngeen ak ñoom avant ngeen leen fiy jëlee est-ce que aussi tamit jarul woon ngeen may leen délai ba feeti passé ngeen soog leen a jëlee si kii fi ñuy toog di jaay. waaw xam nga ñun bu ma juumul def nañ fi ñaari weer yi ñu fi def yëpp ci waxtaan ak ñoom lañ dëkk li ñu waxtaan ak commerçant yi mën naa ne waxtaanu ñoo ak kenn léegi nag waxtaan c'est bon assise baax na mais foo jaar def action def nañ ay assise ñun laaj leen ñu proposer ñu dara proposer wuñ ñu dara ñun jox nañ leen ay proposition ne leen dinañ leen dugal fenn parce que loolu yaakaar naa ni loolu moo nekk problème bi fu ñu la dugal rek ci biir marché bi génnewuñ la marché bi yóbbuñ la génnoo route nationale génnoo sax Ousmane Socé te kii ba di que ni yow yaa ngi ci biir marché bi ñu ne la dañ la koy luweel ba tabaski passé léegi nag bu tabaski passé ñun suñu doole foofu la yem donte yow nekkoo ci yoon parce que aussi li ñuy fàtte mooy toog ci trottoir mooy nekkoo ci yoon maanaam ki la fay jëlee il n'est pas obligé mu dugal la feneen parce que yow fi nga toog da nga fa warul toog moom nga jëloon say bagage toog ci kaw route nationale bi ñoo yem parce que lépp espace public la léegi lan moo tax ñu mën a fulal tali yi route nationale bi bien que sax route nationale bi à un certain moment ba ci trottoir yi dañ ko longé woon ba pare bëgg a bàyyi trottoir yi nga xamante ni élèves yi bu ñuy jàng ji fa la ñuy ñaata élèves ñooy jàng ci ville bi fii insécurité boobu ñu war a dox ay kilomètres bokku tali bi ak oto yi yenn saa yi sax da ngay gis jaaykat bu lal ci kaw trottoir keneen lal ci kanamam ci kaw tali bi bàyyil oto yi espace bu ndaw espace boobu ci la élève bi war a jaar suñu yaay yi war ci jaar suñu papa yi war ci jaar suñu mag yeeg suñu rakk yi bokk kaak camion yeeg oto yu law yi insécurité boobu ñun suñu devoir moral mooy te njiit loolu mooy autorité en fait autorité buñ koy wax mooy ki nga xamante ni léppam ci ordre la tegu buñ nee ordre mooy respect de la loi avant tout li fi xew c'est une violation de la loi ba ci camions yi am na arrêté bu génn depuis 2019 boo xam ne préfet génne woon na leen que di leen interdit ñu stationné fii mais ba léegi gis nga ni ñu ngi koy def te loolu yoon moo ko wax kon ñun bu ñuy def li nga xam ni yoon moo ñu ko may yoon moo ñu du ma ne sax yoon moo ñu ko may mais yoon moo ñu ko sas la c'est une obligation du daf ñuy neex ñu def ko mais obligation la bu ñuy def loolu mën si bañ a boole solution parce que yoon moo ñu ne kii fi mu toog waru fi toog kon bu ñu neexee duñ ci boole solution mais maire ne ay waa Tëngéej lañ il faut que ñu jàppale leen ñun ñëpp ñu ànd seeg moom ne il faut que ñu jàppale leen donte ni nekkuñu si yoon léegi si kaw loolu ñu ne leen dinañ leen jox fu ngeen nekk 625 mètres carrés loo xam ne ay millions lañ ko doon loué par weer moom lañ ko doon bëgg a loué par weer ne leen dinañ leen jox loo xam ne moom lañ leen di taxawoo si weeru koor gi
ne leen dinañ xool biir marché fu ñu leen mën a dugal encore ñenn ci yéen ne leen yéen ñëpp répertorier nañ leen xam nañ ñaata lañ xam nañ ñaata ngeen bu ñu paree bâtiment bi ñuy tabax biir marché nga xam ni dina bëri ay box lu ëpp 1000 box mi ngi fa ñooy yéenay doon prioritaire yi pour ñu loger leen. kon je pense que ni proposition mënul weesu loolu xam nga dañ leen proposer ba ñoom bi ñu toogee fii réunion seen délégué yi dem nañ ba ne ñoom ñi ngi soog a am maire buy toog di waxtaan ak ñoom di leen def proposition yi mosu fi am ñoom seen bopp dañ ko nangu léegi dem ñu leen léegi dem leen ngeen waxtaan ñu jox leen sommation mayaat leen lu ëpp 72 heures si sommation bi 72 heures si nekk mais may nañ leen lu ëpp 72 heures alors seeni délégué ñëwaat nañ xamal ñu ni waa marché bi d'accord ñu alors ma bind communiqué buy wane lan ak lan la maire proposé communiqué bi tas na ñu ne maire bi kat wane na ni pare na pour accompagner leen proposé na li waaye commerçant yee bañ léegi nag bu ñu bañee doo continuer waxtaan mënul nekk parce que waa Tëngéej dafa am lu ñu fale boo deful liñ la falee yat bi day dal sa kaw te am na fu ñuy xaaree donc loolu moo tax ñu ne li nga xam ni population rufisquoise mi ngi koy xaar si ñun loolu il est hors de question que ñu siy badine il faut que ñu defaraat suñu dëkk te Tëngéej dëkk bu rafet la balaa nga koy xam rek bu fekkoonte ni gëj nga biir ville bi Ousmane Touré nga dugg rek xool dëkk bi ni mu commencé mel te pareeguñ nga dugg gis ni dëkk bi yaatu na dëkk bi leer na te dëkk baa ngi set si léegi nag imagine buñ demee nag ba commencé di embellir dëkk bi commencé jiw ay garab boulevard bi fi jaaykat yi daan nekk te ñu jëlee leen fi fii yëpp ñu def ay garab commencé di def éclairage di def ay aire de jeu pour xale yi di aménager ay piste ay parcours pour ñu bëgg a doxantu rek bëgg a dem ba géej doxantu nga tegal leen fa ay garab mais est-ce que yéen a ngi imaginer loolu bu boobaa di ngeen gis sax ñoo xamante ni ñoo daan fay di dem biir Dakar ci yenn milieux yi pour kii fa seeni loisir bu boobaa Tëngéej day doon lieu d'attraction jam ñaajo bi ñu naan dafa mën a rey Tëngéej non non bu boobaa jam ñaajo voilà du doon loo xamante ni luy porter préjudice Tëngéej lay doon parce que dëkk bi am na bindin bu rafet kon lenn rek moo si des ñu remettre tout à l'ordre seetal dëkk bi leeral ka jëmbat si ay garab boole gaak nag projet assainissement yi nga xam ni fas yéene ni si soobu ut si ay partenaires mais aussi ànd si population yi à travers les initiatives communautaires parce que Tëngéej boobu mën na nekk. Mouhamed Salim Gassama di porte-parole moom ngeen doon déglu noonu donc dégg ngeen kàddu yi naam askan wi ñu si bëri ñu ngi naan bu ñu leen yëkkati nañ leen ut fu ñu leen teg waaye dégg ngeen kàddu yee leer na parce que tamit lépp loo gis waxtaanee nañ ko te maire bi muy doog a toog ku si nekk daan nay convoqué secteur bu si nekk waxtaan ak yow proposé le projet bi nga xam ne moom la bëgg a liggéeyee Tëngéej comme si biir ay réeroo am donc loolu du tee ba liggéey bi mi ngi wéy ndaxte tamit ki nga xam ne mooy Mouhamed Salim Gassama leeral na mbir yi nee na li nga xam ni mooy offre bi ñu leen proposé woon ñenn seen ay responsable délégué marché yi dañ ko refusé donc bu ñu ko refusé donc dañuy def rek valoir ce qui est de droit mooy li nga xam ni mooy espace public bi képp koo xam ni occupé nga ko doo xam ni su jaarul yoon ñu yoon def yoon dafa santaane ñu yëkkati la liggéey dëkk bi te ñoom loolu moo leen tax a jóg donc dañuy wéyal seen liggéey si kanam tuuti xam naa tamit si yeneen émission wala yeneen i jotaay di ngeen si am ay yeneen leeral si yenn délégué de marché yi nga xam ne dañ leen dem taataan leen suñu ay micro li wax seen ñu joxe seen xalaat si lu ñu mel ndax ñoom képp koo xam ne yaakaar naa ne ku bëgg a liggéey dëkk bi am lu ñu leen proposé ñoom loolu dañ si war a sawar loolu dañ si war a taxaw ngir gunge leen ci lu ñu mel ndax tamit ba monsieur le maire mi ngi doon wax si ay kàddoom ne ci maire bi am na espace si marché bi OMS am na espace bu yaatu boo xam ne soxla nañ leen si am na espace bu yaatu boo xam ne tey jii dinañ ko utiliser ngir mën see àndax ngir mën see teg ñi nga xam ni yëkkati nañ leen fa mën leen fa yóbbu recaser leen fa ngir ñu mën a wéyal seen liggéey ndax kat municipalité bi yaakaar naa ni donc lu yokk li nga xam ne mooy koom-koom bi lay wër waaye du utu li nga xam ne moo koy faagaagal donc mi ngi ngoog loolu la ñu indiloon seen émission Rio Plus activité yi donc di leen jox daje si beneen yoon di leen fàtte rek programme bu Rio Plus di leen wax ne way leen di activer cloche notification bi di abonné ndax nee naa leen l'information en temps réel ngay ñam
te loolu fenn rek ngeen koy mën a amee muy Rio Plus Actu gan gu bees juddu na gan gu bees biir Tëngéej ci Sénégal Afrique ak li ko wër donc abonné leen di activer cloche notification yi di xaar information yi ak yeneen émission actuellement yi ci période du Ramadan la ñu nekk donc daanaka jeex na donc 10 jours rek moo ci des wéy leen di seetaan spécial ndogu yi nga xam ne ngi leen koy jagleel ak li nga xam tamit mooy conférence yeex lépp numéro service commercial ba ngoog di jàlle suuf képp koo xam ne bëgg nga fësal sa jaay bëgg nga fësal sa programme wooteel ci numéro commercial boobu noonu ndax équipe bu dynamique mi ngi fi jeunesse bu am solo bu bëgg li muy def ñëw fekk si leen jëlal leen si ni ngeen ko bëggee tegal leen ko suñu ay hashtag Facebook Instagram YouTube TikTok l'information digitale la ñuy wax di leen jox di daje à très bientôt si beneen numéro Rio Plus Actu di remercier équipe technique bi yëpp jërë ngeen jëf